asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi ñuy seetaan ci Chronique TV chronique.sn tey seen émission santé magazine dafa dellu si waat tey di wax ci benn jàngoro boo xam ne jàngoro bu lëmbee dëkk bi la jamono ji ñu nekk ni muy carie dentaire. Carie dentaire tey ñu ñëwoon pour waxtaan ci ak docteur Abdou Aziz Diouf xam-xam mu màcc ci wàllu bëñ. docteur Abdou Aziz Diouf maa ngi lay nuyu di la ñaan nga présenté wu suñu internet yi ñuy seetaan. waaw maa ngi leen di nuyu maa ngi lay nuyu di nuyu sa mbokk auditeurs yi ak ñi leen di seetaan ci internet bi ñëpp man maay docteur Abdou Aziz Diouf di chirurgien dentiste bu juddoo fii ci Sénégal yaroo fi laa jàngee tamit fi laa defee sama ay études Université de Dakar daal di génn nekk chirurgien dentiste bi ma génnee après ma def ay quelques formations complémentaires def ay quelques stages États-Unis ak Maroc léegi nag tijji sama cabinet fii ci place de l'Obélisque fi laa nekk. d'accord monsieur Diouf sa xam-xam màcc ci lépp luy laal bëñ ñu bëggoon a xam tey boo ñu doon wax tey ci carie dentaire bi nga xam ne sonal na askan bi lan nga ñuy wax lan mooy carie dentaire. alors c'est une bonne question en fait sawar naa trop ci tontu question boobu parce que léegi nekk na feebar boo xam ni pratiquement ñëpp am nañ ko pratiquement. tey daanaka ku nekk rek dana am nga carie dentaire carie dentaire nag mooy feebaru bëñ buy jàpp bëñ di bënn bëñ yi léeg-léeg feebar la buy jàpp bëñ yi di leen bënn alors bu leen bënnee bëñ bi def pax commencé di metti waaw. lan moo koy causé lan mooy. alors waaw liy faral liy tax nit ñi di am carie dentaire bari na dafa am ñetti facteur yoo xam ni bu ñu dajee rek carie dentaire mën na commencer benn bi mooy ci li ñuy lekk lay jóge ci li ñuy lekk li ñuy wax facteur aliment. comme genre lekk ya. waaw lekk yi par exemple boo gisee koo xam ni dafa bari lu muy lekk lu bari sucrerie yi lu bari ay bëgg ay chocolat xale yi bëgg chocolat yi wala muy lekk lu bari sucré généralement facteur boobu bokk na ci loo xam ni mën na déclencher carie. mais dafay ànd ak yeneen facteur pour mu mën a nekk beneen facteur bi ci ñëwaat mooy hygiène nit ki ci boppam. bu fekkee ki setam. waaw setam voilà bu fekkee kii dafay bëgg lekk yu bari sucré ba pare du ko toppatoo normal gémmiñam kooku mën na déclencher carie. am na ci tamit beneen boo xam ni dafa lié ci doomu aadama bi li ñuy wax facteur humain loo xam ni nit ki daf ko judduwaale daf ko xaw a dond ci ay parents parce que naturellement di nga gis ñaari nit kii. daanaka du toppatoo bëñam mais du bari carie alors que kii moom mu ngi def lu mu mën di socc chaque jour di brosse chaque jour di éviter yenn sucreries yi te du jékki-jékki mu jékki-jékki gis benn carie donc am na ci loo xam ni da nga ko xaw a judduwaale c'est un facteur héréditaire loo xam ni da nga ko xaw a jëlee donde ko sa yaay wala nga donde ko sa papa. léegi nag ñetti facteurs yooyu bu ñu dajaloowee muy sucre lekk bi li ngay lekk mu bari sucré wala nangam ba pare peut-être doo toppatoo sa bëñ bu baax ba pare tamit am loo jëlee ci sa parent loolu bu ñu dajaloowee mën na indi carie dentaire. donc mën nañu wax ne am na ñoo xam ne c'est héréditaire ci ñoom. waaw y a un facteur héréditaire am na facteur boo xam ni loo xam ni da nga koy dond sa parent. héréditaire maanaam dono lañ ko doon. voilà da nga gis ni kii dafa judd vraiment bëñam moo gën a fragile keneen ki nga xam ne moom dafa judd ak bëñ boo xam ne moo gën a dëgër carie yabu ko léegi ñetti facteurs yooyu bu ñu dajaloowee boole ceeg beneen facteur buñ ci yokk léegi muy facteur temps. waaw maanaam ñetti facteurs yi daje nañ ba pare xaw a jël temps kii toog na 15 jours wala 1 mois brossewul xam nga mën na déclencher carie. mën na déclencher ay carie dentaire si moom. bu la dalee yan signe moo lay wan ne yow mii da nga am carie dentaire. alors bari na ay signes yu ko mën a wane bi ci gën a tax nit ñi di ñëw consultation mooy douleur métit ñu ci bari dañuy dem ba jékki-jékki ne la docteur man su ma naanee ndox bu sedd sama bëñ bi dafay metti wala su ma lekkee lu saf suukar sama bëñ bi dafay metti wala docteur man daal fan yëpp mënumaa nelaw bu ma tëddee guddi gi sama bëñ bi day metti bu ma ngelawu ventilo bi uppee sax bëñ bi day metti donc li ci gën a bari nit ñi di ñëw consultation moom mooy mettit moo leen di andi mais bari na yeneen manifestation yu mu mën a manifester woo yoo xam ne du doon mettit bari na. comme yan. comme nga jékki-jékki gis benn tache bu noir ci sa bëñ te nekku ci woon loolu benn la ci te. période boobu bu fekkee maanaam malade bi muy gis bëñ bi metteegul période boobu la carie bi sax gën a neexee faj que suñu bàyyee ba mu metti ba mu dem bay neew yi wala nangam donc di seetlu tamit di brosse di seetlu sa gémmiñ baax na
léeg-léeg li ñuy wax visite systématique am na ñoo xam ne dañuy ñëw ci dentiste bi rek pour xool wala sax pour def nettoyage détartrage ñëw ñu nettoyer leen bëñ yi nga gis ni que dentiste bi muy nettoyer bëñ yi jékki-jékki na gis na benn boo xam ni commencé na bënn parce que jotagul metti ci malade bi moom gisu ko mais dentiste bi moo ko gis carie boobu day neex a faj lu ci bari dentiste bi day nettoyer rek defal ko ci plomb mu taxaw moo gën nga xaar ba commencé yëg ay douleur ndox bu sedd wala lu saf suukar parce que boobu mooy deuxième étape bi bu commencé dem ci bu ma naanee lu sedd wala ma lekk lu saf suukar bëñ bi dafay metti c'est que booba romb nañ première étape bi ma doon wax ni malade bi yëgagul dara commencé naa am ay douleur xam nga foofu ba tey faj bi jafewul neex na traité peut-être malade bi toog naan ay garab wala mu def leneen ba loolu jàll jékki-jékki nag mu tëdd guddi rek bëñ bi yee ko tere ko nelaw su boobaa nag faj baa ngi commencé compliqué ndax commencé na laal neeru bëñ bi ñu war a nekk di faj neer beeg yu mel noonu bu fekkee toujours malade bi dafa négligé wala mu takk ay fas wala mu naan ay garab ba période boobu jàll parce que période boobu mën na romb bëñ bi day daal di dee su deewee su boobaa du amati douleur mais foofu tamit dafa dangereux parce que bu bëñ bi deewee du amati métit mais feebar bi mi ngi fi mi ngi continuer di def ay dégâts mooy jékki-jékki nga gis malade bi jékki-jékki lex bi neewi. waaw effectivement parce que des fois nga gis koo xam ne lexam dafa neewi nga koy jox ay càkkaar mu ne la bëñ buy metti affaire yooyu noonu. loolu ko taab ci biir. mais exactement en fait taab sax lay def daanaka. parce que boobu bëñ bi romb na daanaka léegi affaire yi romb na bëñ bi yëpp. ba commencé nag génn ci tissu yi nga xam ne ñoo ëmb bëñ bi mooy gencive bi ak bu ko defee nag lex bi commencé neewi su boobaa toujours faj bi mi ngi gën a compliqué. donc leçon bi ñu mën a tirer ci loolu yëpp mooy teel a dem boo gisee lu anormal ci sa gémmiñ teel a dem seeti docteur mu xoolal la lan moo ci nekk ñu teel ko arrêté mais jour bu ñu xaar rek ñu ngi gën a compliqué loolu situation bi. docteur Diouf ñu xool partie bi nga xam ne bëñ daf ko occupé ci yaramu nit. tey métitu bëñ yooyu noonu yan conséquences la mën a am ci santé wam en général. alors bëri na trop. waaye bëri na d'abord. ki nga xam ni dafa wér dara jotu ko nit koo xam ni yaramam en état général am yaramam santé générale am amu ci benn jafe-jafe kooku rek bu amee feebaru bëñ di ko négliger mën na ko indil problème général. yu ci mel ni endocardite maanaam feebaru xol. waaw parce que bëñ bu infecté ay bactéries moo fa nekk. mooy nekk ci biir di indi ay jafe-jafe di indi ay problème bactéries yooyu mën nañ dugg ci circulation sanguine bi ci circulation wu sang bi te bu ñu duggee ci circulation sang bi conséquence am direct mooy ca pompe ba lañ jëm pompe bi mooy xol bi loolu mën na indi problème cardiaque mën na ko aggraver bu ko fi fekkee mën na indi yeneen problème bu nekkee ki nga xam ne dafa am diabète waaw ki nga xam ne dafa am diabète te toppatoowuñu bëñam d'ailleurs diabétologue yi bu ñu gisee malade ñu décelé ci moom diabète seen première kii bu mu doon moom demal seeti dentiste ñu régler problème mu gémmiñ bi parce que mën na boo mu def régime am respecter mesures hygiéno-diététiques yi mu war a def yépp mais bu fekkee dafa am ay problème ci gémmiñ gi sucre bi dañuy am problème pour équilibrer ko day am jafe-jafe pour équilibrer sucre bi donc foog ñu régler problème am boobu sinon taux de sucre bi day dëkk ci déséquilibre boobu benn la ci ñi am problème hypertension ñi am c'est-à-dire que bëñ ci yaramu doomu aadama la nekk bu ñu ko négligé mën na indi déclencher feebar. day yee yeneen feebar yu nekkoon ci yow. waaw li ñu ci gën a ragal te gën ko ci ragalaat encore mooy cancer. waaye ndax bëñ bu bënn rek mën na évoluer ba àgg ci cancer. ah bon waaye comme li ma lay wax sànq ne la ki nga xam ne la xam dafa neewi mu koy négligé peut-être di takk ay fas di nangam lex bi di neewi di rees mën na évoluer parce que day mooy li ma la wax ne la génn na. cadre bëñ bi léegi dugg na ci tissu yi wër bëñ bi lu ci gën a bari foofu lay taxaw di fa former benn boule boobu di màgg d'abord granulome lay njëkk a doon la tudd ci français jóge ci granulome dem ci kyste jóge ci kyste xam nga kyste yéen ñëpp xam ngeen kyste waaw jóge ci kyste mën na xëy benn jour rek déclencher def cancer bi ci gën a évolution bi ci keneen c'est pas très rapide mais mën na nekk day dem ndànk-ndànk ba mu yegg ci voilà ba mu àgg ci étape boobu léegi docteur Diouf pour ñu éviter loolu noonu yëpp di feebar bay dem ci faju ba ñuy yóbbu ci ay cancer ay affaires yooyu noonu yan moyen de prévention nga ñu mën a baaxee pour ñuy si. waaw merci aussi pour cette question parce que loolu mooy jiitu lépp
mooy moyen de prévention yi moyen de prévention yi d'abord l'hygiène bucco-dentaire waaw di toppatoo sa bëñ par brosse normalement régulièrement boo mënul 3 fois par jour tamit nga def 2 fois par jour 2 fois par jour mais c'est très important léegi dañ koy préciser c'est après le repas mais pas avant le repas ñun sénégalais yi dañoo am tendance su ñu ci gën a bëri dañuy yeewu brosse su ma paree lekk te loolu mu ngi mel ni nga bale sa néeg ba pare rek daal di kii dem sa yoon voilà li gën mooy nga boo yeewoo nga lekk ba pare ndékki ba pare léegi nag bala ngaa génn nga brosse ba mu set léegi loolu nga demee noonu sinon moo gën nga bàyyi ci lekk yi dem liggéeyi ji ak moom soo demee à l'heure de pause midi 13h bu fekkee mën ngaa brosse sa bureau boo lekkee ba pare nga brosse si bu fekkee mënoo ko soo wàccee guddi gi booy tëdd moom brosse moo war a mujj ci li nga war a def amul reer ba pare brosse après grignoter waat fii lekk gerte fii lekk kii fii après daal di dem tëddi loolu tamit ça sert vraiment pas à grand chose. docteur Diouf xam nga doole yemoon. ñii bu ñu fekkee ne mën nañu am njëgu brosse ak pat. foofu laa jëm. am na ñoo xam ne seen doole yemul noonu wala amuñu accès ak brosse. dëgg la ak pat affaire yooyu noonu. dëgg la te bëgg nañ am hygiène u gémmiñ. lan nga leen di conseiller. soccu c'est aussi efficace que la brosse à dents. waaw lu daanaka lu brosse à dents mën rek. soccu mën na ko. waaw di soccu régulièrement di soccu say bañ l'essentiel nga koy entretenir muy set. li ñuy bañ daal mooy ma lekk sama chocolat bu bari daal dem tëddi fanaanoo ko sama gémmiñ. bactéries yi ñoom suukar boobu lañ soxla pour actif. waaw bu ñu jëlee loolu ñoom di ko lekk ci la ñuy mën a def li ñuy def. moo leen di dooleel daal. voilà nga koy def nag def ko tey def ko suba def ko ginnaaw suba def ko ginnaawaati suba bu yàggee rek bëñ yi bënn mais booy toppatoo sa gémmiñ di soccu di brosse ñaar yooyu c'est très important dina la mën na la musal mais beneen bi tamit bu gën a important mooy des fois nga dem visite systématique ñun tàmmuñu dem ci docteur te feebaruñu ñun bariwuñu luñ koy def da ngay toog ba feebar rek soo ko dem alors que léeg-léeg dem docteur bi nettoyer la sa gémmiñ parce que yow di ngay brosse chaque jour di ngay socc chaque jour mais léeg-léeg nga yàkkamti doo ko def ni nga ko war a defee léeg-léeg nga dem de docteur bi nettoyer bëñ yëpp ba mu set buy nettoyer bëñ yi di jaar bëñ par bëñ dina gis dina vérifier bëñ bu nekk xam nga bëñ bu ci am nar a am problème dina ko teel a gis mooy li ma wax ni teel a dem ci docteur pour ñu teel a mën a régler problème bi. waaw xam nga ñun la Sénégal lañ nekk amuñu culture dem defi bilan général mais yéen dentistes yi tamit da ngeen xaw a effacé wu torop xaw ma da ngeen bëriwu si dëkk bi xaw ma seen communication moo demeewul noonu wala gars yi ñoo ragal foog ne coût bi dafa cher pour ñu mën a ñëw. peut-être yëpp la. xam nga on est dans un pays boo xam ni doole yi demeewul noonu. waaw demeewul noonu mais léegi dentistes yi macha allah xaw nañ bëri ci dëkk bi. te tamit on est ouvert à la presse généralement koo ci dem ne ko dama bëgg a def ak yow entretien ci sama moromu dentiste yi du ko bañ parce que lii nii ci suñu métier la bokk li ñu jàngal université da nga koy waat ni dama ko war a transmettre waruma ko garder pour man kese moo tax ngeen gis fi sama collègue bi docteur Ndiaye qui est plus jeune que moi nekk année de thèse muy ñëw di commencer waaw di kii parce que man tamit loolu la ma sama ay grand defaloon donc loolu la dañu war a transmettre li ñu xam dañu war a communiquer mais tam nit ñi tam ma di leen wax ne bu ñu ragal dem ci dentiste nañuy dem parce que feebar ngay ragal a dem ci dentiste di xaar sa feebar di gën a yokk su fekkee tey fukki dërëm moo ma doon faj peut-être su ma toogee ba année prochaine boo deful nag 1000 francs moo may faj wala 2000 voilà te comme li ma wax sànq rek bëñ bu metti nga xam ne bu ma demoon ci dentiste bi peut-être ak lu ndaw mu fajal ma ko ma di ko bàyyi ba mu nekk cancer mën na ma rey. waaw donc te li faj bañ fajul cancer. voilà donc man daal li may wax mooy bu ñu ragal. ñuy dem di defi ay entretien di defi ay visites systématiques c'est très important. que ñu am métit wala ñu bañ a am métit. waaw régulièrement soo ko mënee nit ku ko mën régulièrement war na dem ci dentiste au moins benn yoon ci année bi. waaw boo ko mënee ba mën ko deux fois ci année bi mu consulter la nettoyer la bëñ yi xool bu fekkee am na ay caries mu régler ko. benn partie bu ma abordé wul tam bëgg naa ci wax rek mooy xale yi. xale yi surtout waaw bari na ñoo xam ne dañuy foog ni xale la rek bëñam day ñëw foog donc jarul ma ciy sonn alors que xale bi dafa. waaw parce que daal ngay gis yaay boo xam ne dafay jël temps wam ci. il faut vraiment ñu di leen bàyyi xel parce que bëñu xale dafa gaaw bu dee bëñu mag ni mu xaw a yeexee sax bëñu xale bu bënnee facilement mu àgg ci voilà dafa fragile te
dafa toll ay étapes yoo xam ni bëñ bu nekk ak période bi mu war a fooq beneen bëñ ñëw remplacer ko. alors yooyu rek tax na ngay war di seetlu sa doom bu bëñ yi naree tegaloo nga teel ko seetlu parce que dina ko éviter ay appareil dentaire te appareil dentaire yi cher nañ comme yii cher nañ donc di seetlu sa doom bu bëñam waree fooq nga yóbbu ko ñu fooq bu fa waree fooq te fooqul nga yóbbu ko ñu fooq ko dina la éviter ëllëg ay appareil dentaire ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc ñu di leen bàyyi xel xale yi di bàyyi xel mag yi aussi personne âgée waaw troisième âge bi waaw parce que dañoo foog ni bon mag la rek garaawatul léegi soxlaatul te pourtant foofu la ko gën a soxlaa parce que mag bu dee xale la man leen remercier encore di remercier sama collègue yi may liggéeyandool merci beaucoup docteur Abdou Aziz Diouf ñu ngi lay jaajëfal di rafetlu émission bi intéressant na woon li ñu bëggoon a xam yëpp wax dëgg yàlla baaxee nga ko suñu internet yi di yaakaar ne ñoom tamit dinañu ci am mbégte parce que ñu si bëri tey jàngoro boobu di carie dentaire moo ngi leen di sonal ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen da wax à très bientôt si seen beneen émission santé magazine. docteur Diouf suñu émission jeex na lan ngay tëjee. ana xanaa di leen remercier rek vraiment di leen remercier ci kii bi ngeen porté ci man di remercier seen ñi leen di seetaan ñëpp comme li may tëjee rek mooy conseil bi ma mujj a joxe mooy ne ñëpp daal di xool di teel a faju di entretenir déjà seen gémmiñ brossage régulier soccu des fois nga dem ci sa dentiste mu xool. di leen remercier encore di remercier sama collègue yi may liggéeyandool. merci beaucoup docteur Abdou Aziz Diouf ñu ngi lay jaajëfal di rafetlu émission bi intéressant na woon li ñu bëggoon a xam yëpp wax dëgg yàlla baaxee nga ko suñu internet yi di yaakaar ne ñoom tamit dinañu ci am mbégte parce que ñu si bëri tey jàngoro boobu di carie dentaire moo ngi leen di sonal ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen da wax à très bientôt si seen beneen émission santé magazine.